LISCA nag ki ko jiite fekk si ñu ci plateau bi docteur Fatma Guenoune docteur bëgg nañu lool ci sa teewaay c'est vrai que depuis un mois yaa ngi ci marathon bu metti donte même budul octobre rose da ngay def tuuru média yi ngir sensibiliser ci wopp bi di cancer waaye nag dañu toll ci octobre rose gën a bëgg ñaax sénégalaises yi ñu dem dépister wu parce que mooy solution bi gën ñu teel a saytu teel ko xam mën la teel a faj sànq ba tey maa ngi koy wax ci fukki jigéen yoo jël juróom-ñeent yi bu ñu teelee xam dañ ciy wér. voilà donc loolu baax na ñu gën ci waxtaan ngir tabou bi ci cancer du sein dañ man tabou bi laa bëgg mu dañ que les gens en parlent librement dafay permettre jigéen yu bëri ñu mën di dem faju mën di toppatoo seen wér-gu-yaram surtout que dafa xaw a diis mais bëgg nañu ci teewaay bi dañu lay bàyyi rek nga nuyoog suñu xarit ci nga xam ne ni ñoo xëy ànd ak ñun tey ci télévision Futurs Médias docteur. Merci Pape Cheikh di rafetlu ni ngeen may invité parce que lu tax ma gën a bég mooy ne yow sañu parrain nga woon ci suñu journée mondiale jàpp ci xeexu cancer ci Sénégal donc saa yoo ma invité damay bég am mbégte di ñëw di teew ci sa plateau ci laa bokk wax dëgg neex yàlla maa ngi koy rafetlu maa ngi nuyu askan bi yëpp képp kuy seetaan télévision TFM Futurs Médias maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sant vraiment di profito ci plateau bi bu ñu ma offrir pour waxtaan ak askan bi c'est normal octobre rose wax nañu définition bi yàgg nañu waxtaanee ruban rose bi mais fii ñu toll tembe octobre dañuy bëgg a jeex daanaka fan la combat wu LISCA bi toll ngir jigéen ñi nga xamante ni ñoo am cancer du sein. waaw LISCA moom octobre rose bi moom dañ ko jagleel cancer wu ween mais bi ñu xoolee ci biir ne tamit cancer wu buntu su njurukaay mooy cancer bi njëkk ñu boole ko ci mooy cancer du col de l'utérus cancer du col de l'utérus boobu sax dafa am weer mais xam nga soo ñàkkee doole boobu la ñun xam nañ ne cancer bu buntu su njurukaay mooy cancer bu njëkk ci Sénégal ñun jagleeluñ ko benn weer at bi yëpp lañ koy xeex donc loolu mais cancer weer nag mooy cancer bi nga xam ne li muy lor bari na parce que chaque année dinañu am junni ak juróom-ñetti téeméer ak lu topp ci cancer te juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn jigéen dinañ ci loxu loolu plus de 50% ñooy faatu donc loolu la ñu bëggatul gis te bëggatuñu gis femmes yi ragal seen jàngoro bañ a teel a dem kër docteur parce que ci cas yooyu ñi ciy faatu parce que dañuy yéex a ñëw toujours ci kër docteur nga xam ne lu dul bunge lañ leen di def ñun ci 2021 bi waratuñu bunge kenn ci mu faatu dañ leen di bunge war a bunge ci wér mais lan moo waral loolu ragal koo wax ragal dem dépisté wu am ko di ko nëbb ba maara day taali mu métastasé wu ba dee fekk la ca ba léegi sama mbokku sénégalaises yi sénégalais yi ñoom dañu xalaat ne cancer mooy dee te cancer sori na ak dee dee moom yàlla moo ko yore donc gis nañu ko amul cancer faatu donc cancer fokk nit ki mun a war a saytu yaramam saytu sa yaram mooy ne ci cancer wu ween jigéen bu am ñeent fukki at ba juróom-ñaar fukki at ak ñeent war nga mën a def rajo ween dañuy wax mammographie ñaari at yu nekk chaque 2 ans donc jigéen ñi loolu moo tax LISCA lëkkaloo ak ay radiologue pour ñu subventionner njëg bi parce que radiographie ween boobu la mi ngi ci 60 000 LISCA bi muy tàmbali xeex bi daf ko tàmbali woon ak radiologue privé yi parce que boobu Sénégal bariwul woon rajo après ci hôpitaux publics yi voilà donc loolu la bi ñu waxtaanee ak radiologue yi ñoom ñu ne dinañ ko wàññi 30 000 donc ñun tamit ñu xool ne 30 000 ba tey dafa jafe 30 000 ba tey dafa bëri de léegi ñun dañuy ut ay partenaires léegi jigéen yu bëgg dépister da ngay jaar LISCA jël bombe rose bi nga dem ci radiologue yi nga xam ne ñoom ñoo nekk sañu partenaire yow yaay tànn radiologue bi la neex ci sañu partenaire nga dem yow foofu ngay fayee 15 000 kenn du fay LISCA 15 000 donc doo fay 60 000 doo fay 30 000 15 000 mais radiologue ba ngay fay 15 000 parce que dañu ko wàññil LISCA léegi nag après campagne bi radiologue yi recevoir sañu malade yëpp
dañuy yónnee seen facture ak nombre de bons yi ñu kii ñun ñooy compléter 15000 francs bi ci topp. comprendre nga. te pour ngeen compléter ko il faut ngeen am ay dons. voilà il faut nit ñi di dugal xaalis. di leen dimbali ngeen di dimbali jigéen ñi. voilà waaw. donc te ren bëgg nañu permettre à ñaari junni jigéen muy 2000 femmes. yu am à partir de 40 ans bénéficier d'une mammographie. loolu suñ ko defee feebar bi dina dellu gannaaw li may wax rajo ween boobule dafa am solo. parce que dina gis tumeurs yi nga xam ne elles sont de très petite taille inférieure à 1 centimètre. gis nga tumeurs yooyu la rajo ween bi rek moo ko mun a gis. làmbatu ween bi sax mënu ko gis. rajo ween bi su ko gisee du ñu dagg ween bi. tumeur bi fu mu nekk la ñuy dindi. tey rajo chimiothérapie bu metti boobule sax doo ko def. donc dañ lay dindi tumeur bi. ñu defal ci kaw ñu teel ko gis. ñu teel ko gis parce que feebar la bu ñàkk kersa. bu ñàkk kersa mën na tuuti doo ko yëg. muy màgg di màgg di màgg ba jur maara day taali. yenn saa yi jigéen ñi dañ koy gis mais comme mettiwul. ñoom pour moom cancer ça doit faire mal. mais li ñuy wax cancer su commencé di metti boobu tas na ci yaram bi. wallaahi. donc une tumeur cancéreuse ne fait pas mal au début. su commencé nga yëg douleur métit yu tar yooyu le boobu mi ngi commencé law sori ci donc rajo boobu le su teelee gis rek dañ koy teel a dindi. donc moo tax ñu bëgg bëggatuñu gis tumeur yi nga xam ne dafay occuper ween bi yenn saa yi mu def mbët xaw ma puis yenn saa yi mu def dëtt ba pare ànd ak sax loolu la ñu daan gis loolu bëggatuñu ko gis parce que maa ngi ñaan sama mbokku jigéen ñi képp kuy suivre télévision Futurs Médias dégg kàddu bi foo déggee war nga mën a dem saytu sa ween foog naa ne fépp ci Sénégal du Dakar rek parce que li xeex bi yàgg na ba fépp ci Sénégal fépp fu am appareil yu mammographie pendant tout le mois d'octobre parce que loolu dañ ko lëkkaloo ak ministère de la santé soxlawuloo sax bon boobule soo demee da ngay def mammographie à 15000 francs donc loolu le maa ngi koy ñaan mbokku jigéen yi te loolu dafa am solo te képp ku dégg message bi nga wax ko sa yaay sa tante sa sœur pour mu dem saytu weenam dafa am solo. Il faut en parler avec les femmes qu'on aime comme disait l'autre jigéen yi ñu bëgg nañ ciy waxtaan ak ñoom ñu dem defi dépistage bi foofu la combat bi toll. maa ngi gis ci ay gëstu ñu xamal ñu ni lu toll ci 685 000 femmes ñoo faatu ci feebar bile daaw. waaw loolu le ci àddina bi waaw. effectivement parce que suñu saytoo cancer ween ci àddina bi mooy cancer bi jëkk faagaagal jigéen. ci yàlla mooy cancer bi jëkk te mooy jëkk lor jigéen ci àddina bi. donc loolu la mun nañ ci def ay jéego. xam nga am na ay facteurs yi nga xam ne c'est important ñu koy wax. ay facteurs de risque la li nga xam ne ñun munuñ ci dara. mais am na ay facteurs yi nga xam ne ñun mun nañ ci ñun nit ki ci boppam. mun na ci def dara ba nga xam ne du dina moytu cancer. donc facteur favorisant yooyu nga xam ne nit ki munu ci dara. parce que yàlla moo ko bindee. mooy nit ki nga xam ne da nga teel a gis régal avant 12 ans. fukki at ak ñaar. yéex a bàyyi fóot après juróom fukki at ak juróom. xam nga loolu le war nga soo ko su la dalee rek war nga xam ne cancer bi daf lay yàpp. kon nag war nga bàyyi xel ne yow war nga di gëstu. maanaam ak âge bu jigéen bi mënti am bu tàmbalee gis mbaax rek. waaw war na di xool yaramam. teel a gis baax. waaw xam nga li ñuy wax li tubaab di wax puberté précoce. am na. puberté précoce boobule ak ménopause tardive. xam nga ci diggante boobule nit ki li muy gis régal dafa bari dafa li ñuy wax hyperœstrogène bi dafa bari ci jigéen boobule. ko yàpp donc yow soo bokkee ci jigéen yooyu le yow war nga chaque at nga dem ñu seet la kër docteur ñu seet la parce que bàyyi xel wala nga bokk ci giir bi nga xam ne yow da nga bokk ci giir yi nga xam ne dafa am cancer ween parce que muy cancer bi nga xam ne bokk na ci canceru dono parce que sa yaay am ko sa maam am ko loolu le daf lay faral di dab
donc yow soo bokkee maanaam boo amee ay waajur wala maam bu ko am. mën nga koo am. voilà donc yooyu la da nga war a bàyyi xel. ci yàlla ne war nga di seet sa bopp wante yëguloo dara. neem yëguloo dara ci sa yaram. war nga mun a dem kër docteur ñu seet la. donc cancer bi. ni mu baree ci bitim réew noonu la baree ci Sénégal malheureusement nous avons 1817 nouveaux cas te avec 951 décès c'est énorme plus de 5 te ba tey yooyu gisaguñu ñëpp parce que dañuy ne cancer bi dafa yokk mais yokkuwul parce que am na ñi nga xam ne ba léegi ñu ngi toog seen biir kër dañu ne am naa donjo rek du dara te war nañu suñu amee donjo même su mettiwulee ñu dem gëstu ko am na ci ñu bëri itam ñu koy ragal a wax effectivement mën nañu yëg dara ne pat. dañuy ne pat parce que ñàkk doole bi la. am na ñi nga xam ne ragal turu feebar bi la. am na ñi nga xam ne ragal ñàkk doole. te li ci bari yépp ñàkk doole la. parce que soo ne man de li ma am nuru na cancer te li ma déggee ne feebaru cancer xaalis bu bari moo koy faj. da ngay toog sa biir kër wéet ak sa jàngoro. donc ñooñu ñëpp maa ngi leen di ñaan. ku yëg dara sa jàngoro. ci sa ween. war nga mun a ñëw ñu seetal la sa dépister la tôt. ligue bi askan bi la fa nekkal parce que ku ñu saytu ba gis ci yow dara dañ lay bunge ci sa diagnostic bunge la ci sa faj. parce que du ñu bàyyi malade bu wéet ak jàngoro. ba pare dooleel la mentalement. ndax feebar bi itam xel da ci baax. loolu moom. loolu dañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que Sénégal bariwul oncologue psycho-oncologue mooy ñi nga xam ne day seen ay psychologue la li nga xam ne seen xel dafa seen jàng dafa xarañ ci oncologie mooy ci feebaru cancer bariwul ñun dañuy dajale malade yi nga xam ne dañu am cancer dajale seen mbokk ak malade yu wér ci cancer pour ñu waxtaan ak ñoom malade yi dañ leen di bàyyi ñu exprimer wax leen seen tiitaange seen ragal seen lépp boo paree ñu dalal leen parce que c'est important yow nga bañ a wétti sa feebar loolu dañ koy def tous les derniers mardis de chaque mois nga xam ne dañ koy dajale am nañu benn psychiatre benn oncologue dañuy am ay assistante sociale am nañu benn imam bu fa nekk lépp ñuy dalal xelu malade yi te ku ñàkk doole tamit dañ lay jàppale parce que tamit am na ay association jigéen yi nga xam ne dañuy ñëw bunge ñu surtout pour bien-être bi parce que ñu jàngal leen naka la ñuy maquiller naka la ñuy solo loolu dafa am solo ça leur fait plaisir ça leur fait plaisir donc dañuy gisaat leneen xam nga feebaru cancer dafa doy waar dafa doy waar kay dafa doy waar kay donc foog nga jàppale leen pour ñu mun ko nangu dem am na ci ñoo xamante ni du ñu amati karaw. waaw loolu. j'ai vu dans beaucoup de pays ils font des campagnes ci ay perruques. mais il y a toujours possibilité jàppale leen mais à condition jigéen yëpp xam ni lu ñuy faj la. jigéen da ciy wér. daf ciy wér ba pare du urgence chirurgicale. nit ñi dañuy dégg rek foog ni bu la dalee da ngay dem ñu dagg sa ween. après da ngay feebar ba mujj gi dee alors que bëri na ay jigéen yu ci wér docteur. bari na lu bari sax ñiy témoigner ci ñun ci ligue bi malade yi nga xam ne dañ leen bunge woon ñi ci bari wér nañ ci. ba pare ñàkkum karaw googule période chimiothérapie bi rek la soo paree sa cure chimiothérapie. karaw gi sax dafay ñëwaat gën a rafet. oui. donc ñun am nañu ay groupe de femmes yi nga xam ne dañuy ñëw jàngal jigéen ñi naka la ñuy tàggaloo. bu nga xam ne daf pour ñu mun a xam naka la ñuy fiitoo seen bopp. mu rafet donc maquiller leen ñu gën a bëgg. vraiment bés yooyu la suñ ko defee dañuy gis ne dañuy génn ci séance yooyu vraiment ak beaucoup de satisfaction. voilà ku ci bëgg a def témoignage n'hésitez pas on prendra quelques femmes au téléphone ñaar ba ñetti jigéen bu ñu bëggee témoigner ñu ngi leen di xaar. ci numéro téléphone yi si possible équipe yi ci ginnaaw mën nañu bind numéro téléphone yi ci suuf pour permettre peut-être bu amee ay jigéen yu bëgg a témoigner ñu témoigner li ñu bëgg surtout mooy jigéen bu ko mësu dund ba wér moom it bu waxee dina permettre ñi nga xam ni peut-être am nañ ko wala amaguñ ko wala jaaxle ragal dem defi dépistage bi dinañu gën a mën a am fit pour dem defi ko ndax feebar la comme yeneen feebar yi ça il faut le rappeler ñun nag li ñu bëgg tey mooy gën a dindi tabou bi. waaw maanaam jigéen ñi ñemeñ di waxtaane cancer du sein. voilà na tabou bi dañ.
foog mu deñ. waaw il faut que tabou bi dañ. il faut en parler librement. mais foog naa ne mi ngi commencé deñ. parce que ñun bi ñu dooree. soo daan ootee consultation daanu la woon gis jigéen ñu bari. ba daaw ci mbas bi ñu dépisté 6181 femmes. Malgré pandémie bi te bés bu nekk la ñu doon loolu moo li ñuy seet daaw ci jigéen moo ëpp li ñu daan seet yeneen année yi. donc ñu ngi prendre conscience que cancer bi dina wér parce que jigéen ñi wér ci cancer. seen témoignage dafa am solo. donc am na ñi nga xam ne ñoom dañu am moyen am na ñi nga xam ne amuñu moyen. donc jigéen ñi nga xam ne dund nga feebar bi. mun nga témoigner pour vraiment gindi yeneen sa mbokkum jigéen parce que c'est important c'est pas une maladie taboue. foog naa ne góor ñi daan beddi seen jabar yi wàññi nañu beddi bi. parce que tamit loolu dafa amoon solo parce que dañ daan gis góor ñi soo amulee moyen rek. nga beddi sa jabar nga ne dellul sa kër waajur ñu faj la. parce que amee na cancer. parce que amee na cancer. quelque part sax il faut les comprendre. parce que ñu ne nit ki su amulee. xam nga ñàkk dafa metti Pape Cheikh. wallaahi ñàkk dafa metti. soo xamoon ni ñàkk def ci nit dafa daw yaram nga gis góor bu bëgg gis jabaram feebar te mënul ci moom dara mu ne la dellu sa kër waajur ñoom ñu jàppale la. mais ndaw si dund lool dafay foog ne jabar jëkkër yi daf ko bàyyi. mais en fait en quelque part il faut les comprendre ils n'ont pas les moyens. donc jamono boobu les cancers chimiothérapie 2 millions opération 350 000. fan la ko nit di jëlee. foo koy jëlee. wallaahi. te c'est que couverture maladie universelle ba léegi jëlu en charge. chimiothérapie yooyu cancer donc dafa métti. c'est vrai que am na heureusement en 2019 le président de la République a mis 1 milliard. ba nga xam ne la chimiothérapie des cancers gynécologiques est devenue gratuite mooy cancer u ween ak cancer u buntu butitu njurukaay. kuy def chimiothérapie bi doo fay dërëm. mais balaa ngay agsi ci chimiothérapie boobule bilan diagnostic boobu tamit. Il y a un coût. Ah oui. ñun bi ñuy def plaidoyer parce que loolu moo gënoon cher mais on se rend compte que diagnostic bi frein la. parce que ku mënul def sa scanner mënul def IRM loolu problème la. donc ñëpp dañuy daw ñëw LISCA te LISCA ci bonne volonté yi la ñu yaakaar. donc moo tax chaque fois su ma amee opportunité di ñaan. ñun nit yi jàppale LISCA pour jàppale askan bi. parce que Ligue sénégalaise contre le cancer membre yi. kenn fayu leen dërëm. ay bénévole lañu. ay bénévole lañu ñun ñëpp ay bénévole lañu. donc nous on prend de notre temps pour vraiment jàppale malade cancer yi. dem nañu Ndar. fekk nañu fa ay jigéen yu def seen ay témoignages juste balaa ñuy dem Ndar rappeler encore que numéro téléphone bii ngeen di gis dañu ko ubbi spécialement pour si vous avez des questions ngeen laaj ko docteur mu ngi ci plateau bi bu dee itam da ngeen bëgg a témoigner par rapport ak cancer bu leen dal n'hésitez surtout pas on ouvre l'antenne ci mobilisation bi la bokk ba ci kanam on prendra quelques femmes au téléphone bu ko defee lépp lu ngeen bëgg a xam wala lu ngeen ci bëgg a participer n'hésitez pas am na suma xarit yu bëri yu yónnee ay messages di poser ay questions ay jigéen lañu xam naa questions yi naa ko jébbal docteur mais d'abord balaa ñu leen di jël ci téléphone yi ñu dem Saint-Louis foofu nag jigéen ña fa ne docteur ñu ngi réclamer radiothérapie pour une meilleure prise en charge Coro Mbar Ndiaye. wër na ma ba xamaliku soogay ñëw fii ndax parce que deret bi wër na ma ba sama ay mbokku jaaxle ba jooyoo ma ba pare. dafa metti ndax doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg. ndax boo gisee ni sama benn ween bi dañ ko dindi benn ween bi laa desee. xeex jàngoroy cancer weeru octobre fes ci lool ca Ndar Géej ñi nga xamante ne ñoo amee bile feebar ñi ngi wax seen ay jafe-jafe. dimbaliñ ci radiothérapie bi pour mu mën a ñëw Saint-Louis régional ndax malade yi bëri nañ fi la ca Ndakaaru moo ne fii ñun ñi fi ne xam nañ ko. waa kër docteur ñoom di wax ni day am solo malade yi di teel a ñëw l'hôpital ngir saytu seen yaram. pour traitement bi faj bi ñu am ci résultat yi gën a baax mooy teel a ñëw hôpital soo gisee ci sa ween am na lu ci changé nga ñëw teel a ñëw hôpital su ko defee pour nga wér day gën a yomb ci ñun faj bi gën a yomb ci ñun.
docteur Samba Niang moom di wax lu jëm ci cancer bi nga xamante ni moom mooy jàpp poumon. cancer du poumon jusqu'à présent tous les cancers confondus cancer du poumon c'est plus mortel. xëtër moom mooy foofu mooy organe boo xam ne moo lay permettre ngay noyyi te cellule bi boo xam ne cellule bu xaw a spécial boo amee cancer rek traitement bi dafay xaw a pour mu àgg fa dafay xaw a difficile. mu doon nag lim gu takku ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo am feebaru cancer ca Saint-Louis ñoom li ñuy sàkku rek mooy ab machine radiothérapie ngir seen ko pàcc mën a am ci ni mu waree. mu ngoog jërëjëf Thioro jàmbat boo xamee ni ñoo ngi ko jëlee ci ay jigéen yu nekk ca Ndar du Ndar rek parce que dans presque beaucoup de régions yu nekk fii Sénégal prise en charge mooy seen problème surtout ak radiothérapie bi. waaw loolu de moom déjà benn appareil moo amoon Sénégal. benn kese. moo amoon muy cobaltothérapie boobu indi woon coow bi 2016. waaw ñu dox ba léegi ñu ngi ci ñeenti appareil. donc ñaari appareil benn moo am hôpital Dantec ñaar moo am hôpital Dalal Jàmm benn am privé te yàggul tuuti bi ñu inauguré hôpitalu Serigne Touba ci Touba foofule am na benn service su radiothérapie. man li may ñaan président de la République parce que loolu lay mun nañ ko dugal ci plan Sénégal émergent bépp région mu am benn pôle cancer pour nga xam ne malade yi bañ a di sonn parce que parcours malade ci cancer ku am cancer dafa métti parce que du ci même hôpital bi ngay trouver élément de diagnostic bi élément de traitement. donc benn bu ci nekk ci bërëb sàngam la nekk da ngay jógee fii dem fële demati fële. loolu métti na ba ci ñi nekk Dakar par exemple hôpital Dantec amul IRM donc malade bi dafay dem ci yeneen hôpitaux yeneen service. loolu mën ngaa dee ci yoon bi sax ni métti na di. nga dem pour def IRM complémentaire. donc radiothérapie bi Dakar la am pour le moment. donc ñooñu la heureusement que Saint-Louis am na unité docteur Adja Koumba elle a été formée elle a ouvert l'unité de traitement mais su la defalee chimiothérapie defal la opération faaw nga ñëw Dakar pour def radiothérapie bi te loolu mooy problème bi parce que soo ñëwee Dakar pour def sa radiothérapie te soo commencé weer ngay def bés bu nekk ak séance bi du lundi au vendredi pendant 24 séances xam nga tey soo amulee foo dëkk métti na ci maladie. donc te yenn saa yi du ñëpp ñoo yaatu sénégalais yi yaatu woon yaatootuñu léegi. parce que soo àndee jëlee malade sa biir kër mu ànd ak feebaram doo ko mun a muñ. yenn saa yi nga gis jikko yi génn. donc loolu moo tax ñuy ñaan. parce que maison de vie bi am na solo. pour ñu permettre malade yi nga xam ne dañuy def radiothérapie mun a dëkk foofule. dem ci centre de radiothérapie yi def seen traitement suñu demee def seen séance dellu si waat tëdd ba seen traitement jeex ñu dellu seen biir kër. donc loolu dafa am solo. ni ñu defee Touba foog naa ne zone nord war na am. zone sud war na am. ouest est war na am donc xëy na jafeñ na mais. foog naa ne suñu xuusee ci kii bi dinañu dem ba Sénégal dinañu am ay unités de traitement du cancer mbas bi wonoon nañu suñu limite. parce que pendant cette pandémie 2020 malade yi nga xam ne amoon nañu malade yu arrêté woon seen traitement. parce que dem beeg dikk bi dañ ko arrêté woon. donc dañu arrêté woon yenn saa yi feebar bi wunni woon na ci malade yi. donc loolu mooy ne. ñàkk am béréb bu ne ci Sénégal pour buy faj cancer loolu ñaan naa ko te ñu pour loolu foog ñu former autant de médecins ñu jox leen ay bourses parce que étude médicale c'est 8 ans. après nga def 4 à 5 ans de spécialisation. dafa yàgg xale yi suñu amulee bourse duñ ci dem. donc pour pousser xale yi ñu def spécialisation foog ñu may leen bourse. donc suñu leen mayee. ci hôpitaux régionaux 14 pays et régions du Sénégal fu ne ñu am unité de traitement. déjà suñu commencé loolu le
radiothérapie bi nag ñu def ko ay pôle. mais ñaata appareil radiothérapie la ñu am fii Sénégal. Pour le moment am nañu ñeenti léegi ñu ngi ci juróom. parce que hôpital Dantec am na benn. Dalal Jàmm ñaari appareil moo am bu nga xam ne su benn bi sonnee beneen bi relayé ko mu am benn ci privé bi bi nekk fii ci Corniche. Après hôpital bu bees bi nekk Touba def nañ fa service de radiothérapie. foog nag ñu pour yónnee fa ay xaleel yu commencé di faj jigéen ñi parce que Touba quand même ça polarise beaucoup de régions. ñi nekk Ndar mun nañu ñëw Touba Louga Linguère ñooñu ñëpp dem faju yi Touba. donc suñ ko defee daal Sénégal dina cancer bi dina fajum cancer dina yomb ci malade yi. Actuellement LISCA da ngeen di toog ay jamono yoo xamante ni da ngeen di ñàkk fond xaalis du am. dëgg la bu ngeen tollee ci situation yooyu ay jigéen ñëw feebar nekk ci urgence war a faju nan ngeen di def. waaw toujours dina metti lool parce que ku yaakaar ci yow nga ne ko amuloo dara yenn saa yi dinañu def gymnastique bu ne. am nañu ay partenaires yi nga xam ne ñoom dinañu lebal. mais yenn saa yi su bor bi baree dinañu taxaw. donc chaque fois dañuy ñaan askan bi. téléthon la ñu daan def chaque année. pour xaalisu téléthon boobu ñuy def loolu malade cancer yi lañ ko jagleel. du pour fonctionnement wu LISCA. donc loolu la dama koy wax. parce que entre 2020 2021 ñu ngi ci 637 malades yu ñu jël en charge. demoon nañu ba toog. bi ñu toogee au mois de février. ñëwoon naa fi nga invité ma. heureusement que amoon na kenn ku ñu dégg. bi ñu waxtaanee mu joxe 50 millions pour ñu. 50 millions. buggul ñu tudd turam te ba tey 50 millions sax doyul. waaye baax na. mooy ñi nga xam ne boobu la ñu ngi woon 256 malades yi nga xam ne comme tàmbali woon nañu te mënuñu woon àggali. kooku jox ñu 50 millions ci la ñu permettre ñu àggali. fajum 256 malades yooyu la donc depuis lors am na ñi nga xam ne ñu ngi joxe parce que gis naa ci compte bi sax benn femme 20 000 francs chaque année chaque mois mu viré ko dugal ko loolu yëpp ñu ngi koy sant parce que li may wax ñun ñëpp ay bénévole la ñuy yaakaaruñu ci xaalisu LISCA li ñu tax a jug rek xam feebaru cancer xam li malade yi di dund ak feebar bi moo tax ñuy waxtaan ak askan bi pour ñu am yërmande pour vraiment jàppale malade yi maa ngi gis jigéen bu commentaire léegi nee na dafa rus pour woote ci télé bi waaye dañuy waxaat rek moom li muy laajte yàgg ngeen ko wax naka ngay sentiré feebar bi moom nee na loolu la bëgg a xam laajal ma ko naka ngay sentiré feebar bi ci yow bu dee jigéen nga. xam nga feebaru cancer ween donj la. donj bu nekk ci ween. donj boobule soo ko làmbatoo ba daj sa ween ba ci sa ween benn donj en fonction ci taille bi. yenn saa yi donj boobule mun soo parce que li am solo. soo defulee mammographie boobu ñu jàngal jigéen ñi naka la ñuy làmbatoo ween parce que jigéen bi nga xam ne su tàmmee di xool boppam dafa fokk weer bu nekk su paree fóot régalam mu jàkkaarloog seetu xool ween yi coppite bu ci nekk dina ko tàmm parce que su tàmmee xool boppam coppite bu ci am lum ci yëg wala lum ci gis te daaw ko gis wala daaw ko yëg rek war na ko alerter mu dem kër docteur su gisee mu am rougeur wala mu am lu mel ni góom loolu le war na ko alerter su làmbatee ba doj donj war na dem kër docteur su bësee cus bi mu gis ndox bu génn wala deret bu génn war na dem kër docteur parce que deret boobu signe cancer la mu làmbatu poqataan bi parce que poqataan bi li ñuy wax càqar bi li tubaab di wax adénopathie loolu le signe cancer la yenn saa yi am na ay cancer yi nga xam ne nit ki su mënul làmbatu su dajulee donj fekk donj bi mi ngi tuuti. bu ko dajul ci ween bi mën na koo daj ci poqataan bi loolu la war na dem kër lu mel ni càqaar mu dem kër docteur ñu seet ko donc jigéen bu ne une fois par an benn yoon ci at bi
war nga dem ñu seet la même dara su la jotulee. soo demee nga jël sa ticket nga ne docteur dama ñëw pour saytu sama bopp. mu seet la yëpp. nga ne ko mu làmb weenam parce que docteur yëpp am jot nga ne ko docteur dama ñëw pour nga làmboo ma sama ween seetal ma sama buntu njurukaay. mu seet la ne la amuloo dara. soo waree def mammographie mu ne la defal mammographie mais li may wax jigéen ñi c'est pas parce que dañu demander une mammographie aux femmes qu'elles ont quelque chose par moment c'est une mammographie de dépistage. donc mammographie boobu mooy rajo bi nga xam ne mooy gis tumeur bi nga xam ne loxo daju ko. voilà donc parce que mën na ndaw mën na bañ a feeñ. voilà donc appareil bi rek moo ko mën a gis. moo ko mën a gis loxo mënu ko daj. loxo mënu ko daj. c'est vrai que mammographie bi dafa xaw a naqadi. parce que dañuy bës sa ween dañuy jël benn appareil. c'est désagréable mais mettiwul aussi. voilà parce que feebar bee ko gën a metti. et c'est quelques minutes. en 2 à 3 minutes ñu defal sa radiographie. nga dem sa yoon ñu wax la sa résultat nga sant yàlla. xaar ñaari at defaat ko. dem defi dépistage bi itam ne veut pas dire que da ngaa feebar forcément. voilà loolu itam nit ki warul xaar. ba nga gis dara ci sa bopp nga doog a dem. maa ngi lay wax nii defaguma bilan à mi-parcours du 1er octobre à aujourd'hui. On a fait 1500 femmes. te on a environ 500 anomalies. te loolu man daf ma metti daf ma alerté mooy ne jigéen ñi. dañu xaar ba octobre ñëw. te anomalie mooy lan maanaam am na ci ñoo xam ne am na lu ngeen gis ci seen ween. xam nga loolu le ba mu ko gisee démb ñu jox ma résultat yi daf maa metti parce que damay alerté wu ma ne kon sur 1500. on a environ 500 anomalies ñi nga xam ne ay donjalaak yooyu la. te wax ngeen ba tàyyi ci télé yi wax ngeen ba tàyyi ci réseaux sociaux yi. mais aussi ñàkk doole la. parce que ñi ñëw. 500 femmes yooyu yi ñëw parmi les 1500. c'est parce qu'elles n'avaient pas les moyens avant qu'on les appelle. xam nga pour dem junni déjà soo jugee je donne un exemple nga jugee Sébikotane. paas bi rek dafa metti. paas bi ba ñëw biir hôpital. xaalis la nga ñëw fay consultation 5000 francs. xaalis la ñu ne nga def bilan. xam nga yooyu yëpp xaalis la effectivement. et donc comme ñoom dañu dégg ne ñun su ku ñu diagnostiqué dara. dañ lay bunge. dañuy bàyyi ba ñun ñu oote. loolu maa ngi koy rafetlu. dëgg la aussi maa ngi koy rafetlu mais loolu waruñoo yar feebar bi. waruñu yar feebar bi malheureusement il y a eu des cas suspects. su yàlla defee dinañ leen bunge. donc maa ngi ñaan askan bi daal. képp ku dégg wax bi sensibiliser à son tour vraiment ku bëgg sa yaay sa mag sa jabar. sa tante. parlez-en aux femmes que vous aimez. jigéen yi ngeen voilà. bëgg seen yaay seen i soxna seen i coro seen rakk yu jigéen seen mag yu jigéen seen bàjjen yi il faut en parler à toutes les femmes nous on en parle aussi librement parce que bëgg nañu tabou bi dañ numéro téléphone bi 88 628 20 20 oui faites. Appelé ngeen def seen i témoignage ku ci bëgg a def don itam dinañu leen jox numéro Orange Money ci Liska ngir ngeen mën a jàppale Liska mu jàppale ñi amee feebaru cancer 1000 francs xeebuñu ko 2000 francs xeebuñu ko 50 millions xeebuñu ko donneur anonyme boobu ñu ngi koy gërëm am na ñu mel ni moom. ñu nekk fii ci Sénégal c'est vrai que puukare bi neex na maye ci xew 1 million wala 2 millions lépp neex na waaye jël xaalis bi tabbal ko ci luy jëriñ itam dafa ëppati solo moo tax taxawaayu Liska sénégalais yëpp di ko rafetlu waaye rafetlu gi itam ku ci nekk ci wàll ba nga féetee man ci télé bi ma nekk maa ngi jéem antenne bi laa am pour ibbi ko jagleel leen émission ku ci nekk ci domaine bi nga nekk itam na nga fexe bu góorgóorlu jàppale suñu jigéen yi bu ko defee ñu mën a mucc ci cancer du sein. priorité au journal 12h59 ñu bàyyi leen ak rédaction bu télévision Futur Média Fatou Kiné Deme yaayu Cheikh Tidiane mu présenté leen xibaar yi bu noppee ñu àggali man ak docteur Fatma Guenoune moo jiite Liska tey midi plus spéciale sensibilisation dépistage cancer du sein.